ji bëccëg bi ñuy jagleel dinañ ci mandargay askan wi tubaab bi naan ko sauvegarde des données informatiques ci atum 2007 lañ ko lancé woon bëccëg bi nag li ko tax a jóg mooy gën a yokk kaaraange gi ci internet bi ci biir xibaar tam da ngeen ci dégg reportage bi nga xam ne nii soxna Ndiaka Mbaye def na ko ci ba tey ci wàllu xibaar Sénégal Eswatini nañ jàpp ne kon match bi benn la waaye façon bi nga xam ne lu fa Sénégal football démb doon na la nga xam daal lu metti la ñi nga xam ne ay techniciens lañ ci wàllu football ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg leer yi nga xam ne nii moom la ci Abdou Salam Lam yëkkati bon mbokk yi daal mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. bisimila kon ci xibaar yi askan wu dëkkee fële ci Tivaouane Peulh ñàgg ña ngay réclamer seen 20 hectares yi nga xam ni moom la leen jiite réew Macky Sall joxoon gannaaw ba ñu tojee seen i kër ab taxawaay ñaxtu mu la ñu xëy amal ci suba tey jële fii ci buntu makkaana groupe Walfadjri yi di saako ñu delloo leen seen i terrain defuñu ko dimanche ji ñoom ñëpp daañu mobiliser wu dem ca site ba nangu la ñu moom ndax duñu nangu benn yoon ñuy jël seen terrain yooyu li di koy jox ay promoteur privé Pape Seydou Dramé moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro yaay Adama Diallo. fan yee yëpp moom dañu nekkoon ci travaux yi pour suñu wàllu 20 hectares yi mais gannaaw bañ ci nekkee di ko liggéey parce que moom président moom moo joxe woon directive pour nañu jox 20 hectares ci biir assiette foofu noonu bu Tivaouane Peulh mu wax ko suñu maire Papis Diop ànd ak service compétent yi yëpp kenn desul nag ñëpp ñi ngi fi ñu wàll toppatoo waxu suuf ba ci Pape Sabori Ndiaye bu colonel Descos mi ngi fi woon. d'ailleurs bu njëkk sax moo ñu tojoon parce que nee na ñun ñu dëkkee woon baaxul yaa ngi dégg mu ñëwaat président ci mbaaxam jox ñu foofu waat 20 hectares moom Pape Sabori bi ñuy implanté wu foofu 20 hectares yi moom fekkee na ko mais bi mu ñëwee bi yoon dafa ne léegi kon lii lañ leen jox dama bëgg ngeen terrassé ko ba mu mel ni terrain football terrassé nañ ko ba mu mel ni terrain football bi ñu ko terrassé ba mu tàlli ñaret def si tali latérite de 4 kilomètres jëlee ko ci rond point Namora bi ba ci biir 20 hectares yi Mame Boye Diao toog télé mu ne victime Tivaouane Peulh yi jox nañ leen 20 hectares d'ailleurs sax liggéey na ko ba mu pare mais sax dayu leen ñi ngi xool lu ñu leen dollee léegi nag mu ne à notre grande surprise bi ñu ko terrassé ba mu pare di xaaral suñu avenant pour mun a séddale terrain ku nekk jot li nga moom Pape Sabori Ndiaye boobu ñëwoon implanté ko ne lii fii lañ leen jox mu ñëwaat encore bi ñu ko terrassé ba mu pare ba mu tàlli ñaare ko ni mu ko waxee mu ne nag léegi bi yoon dañ fiy jógee waat léegi nag ñuy laaj ñun si ban Sénégal la ñu nekk parce que kiñ ko bëgg jox kooku doomu aadama boo xam ne day jaay suuf te ñu fi dëkkee ñëpp ñi ngay gis ñii ñëpp ku si nekk benn parcelle nga si am ci 20 hectares yooyu noonu waaye léegi booy jox 1096 personnes pour ñu dëkk ak benn doomu aadama boo xamante ne dafay wut lu mu jaay waa ngalawaay benn boobu noonu ak millions yi noonu kan lañ war a jox mu dëkk ndax président war na xañ millions yi noonu pour benn doomu aadama boo xamante ne moom day jaay ay lettre bind nañ ko palais lu ñu mën a wax mooy ñun victimes yi ñu ngi lay ñaan monsieur le président de la république kër yi xamante ne ñun terrassé nañ ko ak suñu ñàkk wàccee fa kaamil def fa ay sarax ba sonn ci ngalawaay nag ñu ko jox ñu jëm dëkkee ji ko loolu la ñuy ñaan président sonn nañu. Pape Seydou Dramé mécanicien yi nekk fële ci rond point Liberté 6 mbetteel la ñu am démb gannaaw ba ñu gontoo gis waa Descos ñu dugg fa ci seen biir magasin yi ci seen biir garage ko tàmbale koy caxatee ndax nee nañu barab ba ñu nekk moomu ñu ko gannaaw ba ñu joxe ñu ab baaraamutuma promoteur bii ñu naan jara ne moo nekk ci ginnaaw yi lay ñaawteef ñu mécanicien yi nee nañu xel xalaatu ci àdduna ñuy jóge ca barab ba ndax ñeen fukki at ña nga fa ndam si yàlla si Amath Dansokho moo leen ko mayoon Pathé Mbengue doxantu ji woon na fa ñu teewlu ko ci reportage. mécanicien yi fare sa garage Liberté 6 boori camp pénal ñu génne leen fa ñuy liggéeyi moom la ñu gën a jege jamono ji la ko waral moom mooy benn promoteur buy wuyoo ci turu jara moo teg loxo seen site boobule. ñun suñu jafe-jafe mooy ñun dañoo nekk fii juddoo fi yaroo fi nekk ay ndaw di daan suñu doole sàcc ñu fane ñu waaw fii nañ fi nekk 40 ans ñu xëy benn jour rek ñu ne xaw ma Descos ak benn waay bu sant jara moom fii indil ñu ay jaay doole. avant-hier jara bi si boppam bu ñuy wax ñëw na fi man maa ko njëkk taxaw wax ak moom. na 40 ans presque def nañ ko fi guléet ma gis ko mu ñëw fi ba mu ñëwee fekk waa Descos ñëw nañ fi. yàq fi li ñu fi yàq ñu jël li ñu fiy jël génne oto yeeg yooyu waaye doog a ñëw dugg fii ak otom. li gën a rafet mooy boo ñëwee ne fi yaa ko moom ñëwal fekk si ñun ay responsabilité nañu nga ne ñu fii kat man maa ko moom waaye may naa leen tant de jours wala tant de mois ngeen mën a préparer seen bagage ngeen dem.
bu ñu sukkandikoo ci seeni kàddu yor nañu ab këyit buy firndeel ne que place boobu ñoom ñoo ko moom te ka leen ca dimbali woon moom mooy ndem si yàlla Amath Dansokho. Amath Dansokho mu ngi ci dëgg. ñun ñoo nekkoon ay liggéey katam suñu ay grand ñoo nekkoon ay liggéey katam suñu grand yooyu génn nañ àdduna ñoo nekkoon suñu patron ñun ñoo ko doon liggéeyal ay otom ñu nekk ay xale ñu ñëw fii Liberté 6 nekk fi di daan suñu doole. Amath Dansokho moo ñu yëkkati fii jox ñu nañu yéenay samay mécanicien jox naa leen ko. ñeenti ci seeni ñooñ waa Descos tegoon nañ leen loxo loolee moom moo waraloon ñu daal di jàpp ne mën nañoo bàyyeendi place boobu ba ay jëmmi jamono. Descos lañ leen téye ku ci mel ni sama yaay Fatou Diouf maire boo xamante ne dafa màgget dafa feebar. waaw Sarr même chose Sarr dafa feebar mooy dagg fi rétroviseur yi ba mu demee foofu dafa daanu waaw parce que nañ ne ko balaa nga fiy jógee di ngeen dindi mbaar yi mais ñun 40 ans lañ fi nekk. Amath Dansokho suñu maam moo ñu ne fii maa leen ko bàyyil yéen mécaniciens yi ndaw yi waaw kon loolu nag buñ ñëwee ñëw buñ ñu jaay doole automatiquement pour yëkkatuñu ñun xamuñ fu ñu jëm. bu ñu sukkandikoo ba tey ci seen i kaddu ñoom bàyyeendi nañ jamono ji waaye pare wuñu ci xeex bi ne lépp lu mu laaj daañu ko def ngir mën a tooga ni ci barab boobule continuer seen liggéey di ñaanit président de la république mu taxawu leen ci coow li le gannaaw ba ko jiite réew Macky Sall inauguré ci atum 2019 Abdou Ndéné Sall mi njiital TER bi xam ne dina tàmbale kon daw ci ndetteelu atum 2021 askan wi jàpp ne ko guddul fan loolu doo ko fekkee ndax du bulet ñu leen di jox ay date waaye duñ ko respecté ay xale daal lañ leen jàppee aji ndey ku ne jëy reportage. fii ak ay weer dinañ am mbégte dugg ci train express régional bi lii di ay kàddu Abdou Ndéné Sall jëwriñ ji yore société nationale bi saytu TER bi yu ñenn ci ay sénégalais yi jàppee ay waxi kese. le président bi mu defee inauguration depuis 2019 ba date bi ñu toll nii TER bi dawul man daa ko mënoon naa concevoir sax président inauguré une semaine après 2 semaines wala 1 mois. mais nga inauguré depuis 2019 ba fii ñu toll TER bi dawul léegi nag toujours date bi maanaam daal ñun dañu am problème de date. ay autorités yoo xam ne ñoom respecté wuñ date ay problème date nii ak wax toog rek wax lu leen neex nii rek comme si ñum les gouverneurs ay xale lañ leen jàppee ba ñoom daal dañuy toog rek wax ba lu leen neex rek ñu géex joxe date mel ni ñu nekk ak ay xale c'est-à-dire loolu daal mooy problème bi mais man mënuma gëm ni. Abdou Ndéné date bi mu joxe dañ ko respecté tant que TER bi dawul man daal foog TER bi daw wax ma mu daw rek foog mu yàpp ay nit dem dellu si daf ko 1 mois wax ma parce que mën na daw ñaari fan taxaw. Bàcci Mballo jàpp ni nguuru Sénégal moo war a fonk ay kàddoom. suñu président la nag on a jox nañ ko cër bu baax a baax mais dañoo bëgg daal lépp lu mu wax peuple bi ci wàllum liggéey ci réew mi na ko respecté déjà dund bi métti na. dara amu fi ñu jël ay milliards ay centaines de milliards dugal ko ci TER bi te ñun gisuñu ba léegi ci benn njëriñ loolu du yoon du dëgg. ay jafe-jafe ci àpp gi ñu war a matale bu ñu sukkandikoo ci Birane Dieye. bu ñu waxee date bii la affaire bi di pare toujours du pare ak lu mu mënti doon nag fii mas ñu fi respecté date ci lépp nag dem nañ ba nga xam ne entreprise yi ñu jox marché yi sax respecté wuñu parce que ñoom xam nañ ni fii problème mu date du fi dara waaw bu fekkoon par exemple am na ay pénalité wala dara. yoo xam da nga koy teg entreprise bu affaire bi délai bi jotee réglé wuñ ko nga dagg leen ko au moins boobaa daañu respecté ay date mais dañu yor. Nefaax ca Colobane poussière bi sonal ko loolu train express régional Dakar Diamniadio bokk na ci projet yi gën a fës ci plan Sénégal émergent bu njiitu réew mi Macky Sall bëri na ci ay sénégalais yu ñu dajeel seen yaakaar tas ci bile projet ñoom sax jàpp ni ku guddul fan. amaana doo ko fekkee. ñu wax ci wàllu politique militaire responsable coalition Benno Bokk Yaakaar yi nekk fële ci diwaanu Thiès ñi nga doon sargal Ndeye Tické Ndiaye nekkoon fi jëwriñ yoroon fi tamit kàddu gouvernement bi lee ndaje mu yaatu mu doon amal occasion la woon ñu daal di rafetlu dogal bi nga xam ne jiite réew Macky Sall moom ku baax wax ci moom dafay yomb lool Ndeye Tické defe naa ne des voix plus autorisées wax nañ ko fi Ndeye Tické nitu diir loolu Ndeye Tické man moom xam naa ne nitu xam-xam la Ndeye Tické
symbolise la courtoisie ku am yitte la ku am njëriñ la man nga xam naa ci dara parce que ñoo bokk li ko leen ko waxee campagne yëpp suñu ñaari kilifa yi ñoom teg ñu ànd ak moom liggéey bu mucc ayib def nañ ko fii biir Thiès. ñoom ñu ngay rafetlu li nga xam ni moom Macky Sall tabaat na ko rek moom madame Ndeye Tické Ndiaye comme mu nekk ambassadeur bu Sénégal fële ci diwaanu Brésil waaye teewul rek ñu ngi naan dinañu wéet lool ndax Ndeye Tické Ndiaye ku amoon njëriñ la ci wàllu politique fii ci diwaanu Thiès. militants yi dañu ni ñoom li tubaab di wax ils sont orphelins un peu fii ci Thiès bu ñu sañoon nag mu jege ñu loolu la ñu wax président bu ñu sañoon nag mu jege ñu président nag moom la yàlla teg pouvoir ci réew mi day déglu militants yi moo ñu gën a am lecture politique moo gën a xam comment on défend les intérêts politiques du Sénégal et des régions et départements de Thiès. xam nañu président moom dans ses décisions du ko def par hasard mais les militants ont le droit quand même légitimement di xalaat naan bu ñu sañoon président nga jàppale ñu suñu sœur jege ñu loolu mooy tey du doléance du exigence. Thiès Walfadjri Radio TV Ibrahima Ndiaye. politique la ñuy wax ñu desandi ci gannaaw ba ñu aji seen i yëngu-yëngu ndax mbas mi di Covid 19 waa mouvement ànd suqali Sénégal taxaw nañ ko ngir tey éclaté seen i yëngu-yëngu am ndaje mu yaatu moom la ñu amal ngir soñaat jigéen ñi ci koppar yi nga xam ne nii moom la ñu di labal sos ne du yàgg dara sax am ndaje daañu ko amal ngir tàggat jigéen ñi ci anam bi nga xam ne nii moom la ñuy saytoo koppar bi nga xam la ñuy liggéey. waa Tabara moo jiite jigéen ñi nekk ci mouvement ànd suqali Sénégal ñu teewlu ko ci micro Ibrahima Ndiaye. ndaje mi solo si mooy bi mbas mi duggee ci réew mi dañoo taxawaloon suñu ay activités yu bëri ndax ku xam politique président Habib Niang xam ne développement la ak social donc ci kaw développement ñu commencé woon démarche ay financement nekkoon itam ci ay transformation nekkoon ci activités yu bëri yàlla dogal nattoo ñu mbas mi ñu taxawal lépp ci ndigalu président de la république son excellence monsieur Macky Sall bañ ko taxawalee nag ba yàlla dogal mu teggi lu bëri ci la président décidé woote dajeeg jigéen ñi pour wax leen ne dafay reprendre activités yi ndax ku ko xam-xam ko ci politique de développement léegi activité yooyu nag financement ca la nekkoon formation ci la nekkoon te ci kaw financement yi mu ngi prévoir def séminaire de formation en gestion de finances parce que la majeure partie des dames que nous pilotons jànguñu léegi nag pour nga dimbali leen ñu gérer xaalis boobu ba duñ ci am coono ndax ay partenaires ñoo ñu koy abal donc pour ñu bu coono du am fitna du am il faut ñu defal leen séminaire de formation boo xam ne samedi sax la ko nar a def léegi su paree ñu doog a génne xaalis bi jox leen su ko defee liggéey bi ñu mën a créer ay activités génératrices de revenus yoo xam ne duñ ci am coono te pay mi aussi du am coono. dina nekk lu am njëriñ ci jigéen ñi ndaxte dina leen permettre ñu mën a demal seen bopp dina leen permettre ñu autonome dina leen permettre aussi ñu am xam-xam boo xam ne da leen di dimbali ñu pérenniser maanaam continuer li nga xam ne moom lañ doon def bu ñu liggéeyee ci financement yi ba delloo ko la ñu cay am dinañ ca mën a demal seen bopp te dootuñu ameel kenn dërëm. ngir taxawu jigéen ñi fexe ba ñuy mënal seen bopp loolu mooy li yitte li kon mooy li tax a jóg mouvement bi ñu naan jigéen rek ab utub tàggat moom la ñu amal fu la ci diwaanu Louga mu dajale woon leen ci jigéen yi nekk ci diwaan ba ngir tàggat leen daal ci wàllu liifont ak ci wàllu jumtukaay yu xarala yu bees yi lu jëm sax ci forum boobule ak li ko tax a jóg Ndeye Nogay Diop moo jiite mouvement boobee ñuy duppee jigéen rek am na ci ay leeral yu mu ci indi ñu teewlu ko ci micro Oumar Kayre. alors forum bi mi ngi tudd comme ni ma wax léegi forum exclusivement féminin ñu jël thème agir écrire innover donc on parle de littérature technologie yooyu yëpp muy ay bànqaas yoo xamante ne nii jigéen ñi war nañ ko mën a maîtriser loolu yëpp muy nekk ay jumtukaay yoo xamante ne nii bëgg nañ ko jox femmes yi ba kenn ku ci nekk war a mën a am li ñu naan autonomie financière nga mën a demal sa bopp boo amee ëllëg ku lay defal nga dolli sa bopp boo amul ku la defal parce que am na fi nga defal sa bopp suturaal jigéen weesuwul jox ko métier weesuwul jox ko xaalis ni ko demal nga liggéey donc jigéenu Louga ci liñ leen fekk ñun ci loolu la ñuy dox donc créé wuñ fi dara lu bees dañuy ñëw juste ànd accompagner mouvement bi nga xamante ne nii c'est un mouvement inné suñu yaay yi doon ko def suñu maam yi doon ko def mooy di jàppalante ñun jeune génération bi loolu la ñuy def bëgg ko aussi transmettre la prochaine génération incha allah. mouvement bi ñu def nii parce que dañu wax naan souvent le mouvement féministe ay mouvement contre mosul nekk mouvement contre góor du mouvement contre góor mouvement la boo xamante ne nii ay jigéen ñoo koy doxal
ngir seen bopp maanaam ngir seen moroomu jigéen donc dañuy bàyyi di wut différence boobu wala di tëkkale jigéen ak góor duñu rival ñun defuñu leen rival du suñu diine du suñu aada du suñu cosaan waaye nag ku ne sañ nga ni samay jigéen bu ma sañoon ñu bokk ci ñi gën samay jigéen bu ma sañoon mu bokk ci ñi gën a am doole ci Sénégal te loolu mooy ambition wu jigéen rek réseau des femmes lougatoises. wax naa ko sànq ci bopp xibaar àdduna gépp di màggal tey ji ci àllarba ji bëccëg bi ñu jagleel denc mandargay askan wi tubaab bi naan ko sauvegarde des données informatique ci atum 2007 lañ ko lancé woon bëccëg bi li ko tax a jóg mooy gën a yokk kaaraange gi ci internet bi ba boyet bi ñu denc mandargay askan wi kenn du ko laal ba am lu mu ci yàq mbaa lu mu ciy xool Ndiaka Mbaye wàccoon na ci mbedd mi ñu teewlu ko ci reportage. tey fanweeri fan ak benn ci weeru mars moo di bés bi ñu jagleel dencub données informatique yi muy occasion bi ñu may ñu gëstu ci li ñuy tasaare ci internet. je dirais que wóor na wóorul parce que nekk na benn plateforme boo xamante ne xamuñu nu muy demee derrière genre ñun dañoo nekk ñi nga xamante ne dañ ciy nekk ci réseaux sociaux par exemple Facebook di dugal suñuy données mais on ne sait pas si c'est véritablement sauvegardé. Alors que ça aussi on devait en prendre compte parce que mënoo ngay dugal sa donnée xamoo fu muy dugg xamoo ñan ñoo koy traité xamoo ndax mën nañ la pirater te on a souvent tendance à voir des gens yoo xamante dañoo pirater seen compte tu vois et voilà nekkul loo xamante ne wóor na quoi. ndongo lii ñu fekk ci daara ju kawe ja xam la na ni buy bindu ci xarale yu yees yi du jot a jàng confidentialité yi. Généralement amuñu habitude di lire politique de confidentialité. Parce que nekk na loo xam ne peut-être on se dit que affaire bi dafa gudd et duñ ko lire et tout te le fait affaire boobu noonu le fait que duñ ko lire nekk na affaire boo xam ne affaire de tayal la te confidentialité bi nekk na loo xam ne mën nañoo amal importance si par la suite des programmes par exemple quoi. ndaw lii di jàng wàllu informatique di soññ moromam yi ngir ñu teey ci internet bi. Je pense que les gens ils doivent faire plus attention quoi parce que mën naa joxe benn exemple ci Facebook xam ngeen ne Facebook commentaire yi ngay bind sax di ko supprimer il garde ça donc c'est un risque gars yi dañoo war a moytu càmbaraat bu baax lu ñuy dugal ci réseau yi balaa suba ak jàmm muy retourner wu contre ñoom. bés bu nekk xarale yi ñuy denc xabaar ya bàyyeekoo ci ñu koy jëfandikoo moonte ñu bëri toppatoo wuñu fu yooyu données di mujjee tey ci bés bi ñu jagleel dencum données yi ñu bëri di ci profitoo ngir yee nit ñi ci internet ak lañu fay tasaare. Ndiaga Gueye lay wuyoo moom mi nga xam moo jiite kuréel gi ëmb doomu aadama yi jëfandikoo internet bi kon ay kàddoom la yëkkati di ñaawlu li jël mboolem suñu données yi daal di ko yóbbu fële ci bitim réew di ko fa denc Sénégal jot na mu am ay boyet yu muy dencal boppam Ndiaga Gueye ñu teewlu ko ci micro Toussaint Maurice Senghor. mandarga nit ñi mu ñu koy tuddee données dafa nekk bés boo xam ne ñun ñëpp muy sénégalais muy africain da nga si war a taxaw pour fësal ko parce que boo ko seetloo fi ñuy taataanee mandarga nit ñi mooy fi ñuy dencee mandarga nit ñi fi ñuy héberger données yi dafa nekk loo xam ne bëriwul Sénégal si li ñu xam am na benn kuréelu état boo xam ne am na fu muy taataanee mandarga askan bi muy hébergement bi. am na aussi ñaari société privée yu am doole yoo xam ne ñoom aussi am nañu fi ay foo xam ne fa la ñuy taataanee données sénégalais yi mooy mandarga nit ñi mais bu weesoo loolu li ëpp si données sénégalais yi ñi ngi koy denc bitim réew bu ñu ko dee denc bitim réew ñi ngi koy denc si foo xam ne sénégalais yi amuñ fa benn contrôle mënuñ si dara ba données yooyu bu ñu ko xasee ba ñàkk dem na ba faaw ñàkk nga ko boole ko comme ñun amuñu benn contrôle si données yooyu xam ne ñi ngi koy denc bitim réew. données yooyu mun nañ ko jëfandikoo boo xam ne ëllëg mun na nekk loo xam ne day gaañ sénégalais yi loolu moo tax fi ne nii li ñu war a def moo di ne naka la ñuy def ba def comme waa Europe ni ñu def waxi souveraineté numérique mooy fexe ba suñuy mandarga suñuy données ñu fexe ba di ko taataan si dëkk bi moom ñu koy fexe ba di ko héberger si dëkk bi loolu bu ñu ko defulee rek ëllëg mun nañ ko jëfandikoo pour gaañ askan wi te doo dafa nekk loo xam ne dañ si war a taxaw temm tey. ñu wax ci tolluwaayu mbas mi di Covid 19 ñaari doomu aadama ñu ñëw doolee ko ci limuk doomu aadama yi nga xam ne jot nañu ñàkk seen bakkan ci mbas mi lee ba mu duggee ci réew mi léegi mu yóbbu lim gi léegi ci junni ak juróom fukk ak benn doomu aadama ci junni ak juróom benn téeméer ak juróom-ñaari test yi nga xam jot nañ ko amal ni ki démb juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ñoo dellu si amee feebar bi ñeent fukk ak juróomi ay cas contact lañu ñeent fukk ak ñaari ay cas communautaire
fanweeri doomi aadama ña nga tëdd laal hôpital jamono ji ñuy sauvé. Pape Diouf bokk na ci nit ñi nga xam ne ni ñoom la wopp ji njëkk a faat fii ci Sénégal bés ni tey la woon ci atum 2020 Sénégal di fàttaliku tey ji njiital Olympique Marseille ba woon yaay Adama Diallo. Pape Diouf bi muy génn àdduna ay atam ñoo ngi toll ci juróom benn fukki at ak juróom ñett ginnaaw ba mu amee jàngoroy coronavirus bokkoon na ci ñaar ñi nga xam ne ñoo nekkoon ca Sowétas ginnaaw loolee ñu daal di koy yóbbu ca unité de soins intensifs ci hôpital Fann bu Dakar Pape Diouf dañoo jëloon dogal yóbbu ko ca Nice ngir mu faju fa ginnaaw loolee ci la yàlla dogal mu daal di ñàkk bakkanam ci réewum Sénégal Pape nekkoon na ku ñu ràññee ci wàllum tàggat yaram nit ku ñuul ku njëkk ku jiite ab club européen Pape mu ngi juddu ci atum 1951 ca Tchad ba muy yegg ci ca Marseille ay atam mu ngi toll ci fukk ak juróom-ñetti at Pape lu mu njëkk a doon mooy manager sportif ginnaaw loolee mu nekk président bu club bi ñuy wax Olympique de Marseille diggante 2005 ba 2009 xarañteefam ak mun liggéeyam tax na ba clubam daa dee jël lu ñuy wax titre de champion de France en 2010 ginnaaw bañ toogee fukki at ak juróom-ñaar amuñu benn raaya Pape itam nekkoon na ab agent de jour laata muy nekk top management du sport français taxawoon na lu ñuy wax société mondiale de promotion en 1989 ginnaaw ba mu nekkee agent footballeur yu bëri ci wàllum politique Pape daana ca yëngu ndax buñ fàttalikoo nekkoon na candidat ca mairie bu Marseille ca 2014 mu jiite woon ab collectif doon ñaawlu absence diversité ca France ginnaaw ba mu déposé candidature boobee Pape daa di ci am lu toll ak juróom benn voix tax na ba Pape daa di am gëdd gu rëy ca Marseille nekkoon na itam taskatu xibaar agent de jour waaye itam patron club bu mag bi ñuy wax Olympique de Marseille daa dee nekk candidat ca mairie Marseille Pape Diouf ràññee nañ ko ci fànn yu bëri fàttaliku sargal ko ci bés bii du mën a ñàkk xanaa rek di ko ñaanal suuf oyof ca kawam ci sa guyu Yoff. jërëjëf kon mu ngoog loolu yi di jaar-jaaru ki nga xam ne ni moom moo di Pape Diouf di ko ñaan rek suuf woyof si koyam te yàlla xaaree ko ci aljanna yi gën a kawe te moo di aljanna yu firdawsi loolu nag dañu may ñu wax ci match bi nga xam ne ni Sénégal doon na ko joué mu doxoon ci digganteem ak Eswatini mu nekkoon match boo xam ne daanaka amul woon benn enjeu waaye occasion la woon ci Sénégal ngir mu wane boppam waaye match bi daanaka xaw tuuti rek Sénégal ñàkk ko gannaaw ba nga xam ne ni dem nañ daal ba ci waxtu yu mujj yi ci la ñuy daal di égaliser lu jëm nag ci match boobu la ñu bari kon ñu ngi joxoñ ab baaraamu tuuma Aliou Cissé ne luy njig njàgga moom Salam Lam ab entraîneur la am na ci sax ay leeral yu mu ci indi ñu teewlu ko ci téléphone Cheikh Ahmed Tidiane Gomis. Je pense que jar nañu tirer ci sonnette d'alarme bi parce que ñun dañu am équipe nationale bi nga xam ni dañoo bari joueurs yu baax di gagné nekk premier en Afrique bon Congo la doon taseel au Congo ak Eswatini qualifié nañu ba pare ñëpp kontaan dañu bëggoon gis sunu équipe nationale mu confirmer nu d'autant plus que ni gëj na leen gis mu confirmer nu lu baax yëpp la ñuy xalaat ci ñoom mais contre Congo ak Eswatini bon ñu changer système de jeu bi utiliser joueurs yu bees yu bare jeu bi amul mécanisme amul huilé wul comme ni ñu koy waxee neexul ba pare mettre suñu équipe nationale en danger contre Congo presque benn ou ñaari occasion la ñu am bon fii à part deuxième mi-temps bi nga xam ni indi na équipe ba mu tuuti bi ñu xam parce que da ngay am sa équipe consolider ak yi booy essayer nga essayer nit ñi ci biir mécanisme général bi quoi mais doo changer complètement sa équipe changer complètement système indil ko Sénégal yi fii à Thiès bon Eswatini dugal nu à la 4e minute ñu topp di dóor dàqe mais démb yàlla moonu yoo xam ne ñu ngi ko nangoo ci kii di Abdou Salam Lam lu jëm sox ci match boobu léegi ñi nga xam ne di amateurs yi maanaam Sénégal yéen ñi jàpp si ñoom daal nee nañu Sénégal li muy wane ni dalul xel ba tax na buñ demee ci yenn compétition yi boo mooy daal lu bari dañ ko fa jëlee Moussa Sène wàccoon na ci mbedd mi ñu teewlu ko ci reportage. bu gën a xarañ ci biir continent Afrique bu ñu sukkandikoo ci traditionnel classement FIFA bu muy amal équipe boobu nag am jafe-jafe mu wone xarkanamam ci dëndub Afrique ginnaaw bu mu amee match jëm ci éliminatoire Coupe d'Afrique 2022 digganteem ak Congo mu am match nul ak Eswatini match yi le nag nekk loo xamante ni ëllëg na xelub sénégalais yu bëri ginnaaw bu Sénégal télé ci kanamu ñaari équipe yi le ñenn ñi nag di wax ni li équipe bi wone dalul seen xel
dooleel ngir ñu mën a jël Coupe d'Afrique ci compétition yi ñu dëgmal. habitude rek awma benn yaakaar da ngay dem da ngay ñëwaat même chose il va falloir ñu jéem ko changer jéem a xool entraîneur bu expérimenté koo xamante ne xam nga au moins système yu muy teg dina mettre en place selon système bu muy jouer quoi. waaw vraiment mais lii nag ma gis moom waaw moo rassuré moo pour jël Coupe d'Afrique. bët yan wut waaye xam na lu bopp attan ñun ñëpp gis nga liñ naan bu match amee ñun ñëpp ay coach la ñuy nekk mais lii ma gis si équipe nationale bii jëlul coupe bu nawetaan yàlla xam na ko. naam Sénégal am na ay joueurs yu xarañ wande jafe-jafe équipe bi du lenn lu dul entraîneur bi dem bay wax ni sax moom Aliou Cissé mile du solution bi pour mu mën a saytu équipe bi lee. non du solution bi man d'après si sama xalaat du solution bi wala soit bon des na quoi foog mu wut tamit ay staff ñoo xamante ne gën nañ ko jege pour di ko mën a xam jàppale mais moom kese moom gëmuma affaire bi dem quoi. bëri na Coupe d'Afrique des ay 3 mois 4 mois ngay jéem a changer ay système. bon 3 4 5 mu bëggoon football moom bu na ko teg suuf quoi. dina mu rectifier waaw responsabiliser yenn joueurs yi on a de très bons joueurs. Aliou Cissé bu ñu sokkandikoo ci critique yenn sénégalais yi avertir nañ ko laata muy dem ci Coupe d'Afrique bi ñu dëgmal sénégalais yi di naan sax bu bëggee gagner faaw rek moom mu xoolaat taxawaayam bu bëggee desandi di yor équipe bi ba mën ko indil sax ndam. jërëjëf Moussa Sène ñu ngi lay sant di la gërëm.